asalaamaaleykum mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen Iqra ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen bi di sàkk ci yow rek bu fekkee ni abonné goo nga abonné te activé cloche de notification bi pour nga mën a am bépp vidéo bu dugal. tey nag ñu fas yéene ñëw ci manhajiyatu kitaabatul insa bu ñu waxee loolu kon ci jaanibu tatbiix yi lay nekk naka la ñuy binde insa bi nag mën nañ ko appliquer ci islamiyaat, mën nañ ko appliquer ci taarix wal géographia, mën nañ ko appliquer ci luxatul arabiya, mais mënuñu ko appliquer ci falsafa ndax day am benn farx bu ciy am. waaye incha allah dinañ ñëw ci naka la ñuy defee insa ci falsafa, mais bii ñuy waaj a indi pour yeneen matières yooyu moo tax. waaw fi ñuy commencé dars bi mooy anasirul insa yéen ñoo koy composé pour ñu mën a wax ni lii insa la. buñ bëggee bind insa balaa mën a baax faaw mu am lu ñuy tuddee al muxaddima, war na am lu ñuy tuddee ard, war na am lu ñuy tuddee xaatima wala xitaam. léegi dañuy ñëw ci benn bu ne nan lañ koy defee, nan la ñuy defee muxaddima, nan la ñuy defee ard, nan la ñuy defee xaatima. ñu commencé ci muxaddima boo koy bind moom tamit day am ñaar, benn bi li ñuy tuddee tamhid, beneen bi mooy i'laanul xutta. faaw nga def benn tamhid ci mawdo bi la jox, après nga def i'laanul xutta, loolu ngay boole mu nekk muxaddima bi nag moo ëpp solo ci insa bi ndax ki koy liir, ki koy corriger ci la mën a xàmmee ba xam yow fi nga jëm. bu liiree muxaddima bi rek ci la mën a jaare sawar pour corriger fooy bi, mais am na nu muy demee bu ko liiree tamit du sawar corriger fooy bi, day baare rek daal ni kii lu mbind baaxul, donte sax li nekk ci ard bu baaxee moom du ko xool. muxaddima bi muy gën a am solo, moo tax dafa war a normal. muxaddima bi dafa war a nekk loo xam ni kii corriger bu ko liiree da koy xëcc, maanaam fi nga ko jaarloo rek lay jaar, mais bu fekkee ni normalul kii corriger du ci sawar. warul nekk tamit loo xam ni dañ ciy utiliser ay arab yu diis a diis ba kii ko corriger bu liiree danaan kii kenn xamul arab yi muy làkk. moo tax muxaddima bu baaxul rek mën nañoo wax li nga def lépp dara baaxu ci. moo tax boo koy bind da ngay jël sa temps bu baax nga bind ko. yi ci des jafewul, ard, xaatima ci muxaddima bi rek lay dépendre. moo tax da ngay jël sa temps nga bind muxaddima bi mu nekk muxaddima bu normal. léegi nag dañ leen di wax naka lañ koy defee. wax naa la sànq ni la day am tamhid ngay doog a indi i'laanul xutta, waaye tamhid bi muxaddima bi di am dafa amaat ñett tamit, dafa am ñett yoo xam ni du ñett yëpp ñooy ñëwandoo, maanaam ñett yëpp mënul ñëwandoo ci benn insa, mais dañ ciy tànn benn boole kook i'laanul xutta mu mat muxaddima. ñett yooyu mooy lan? taqdimul mawdo, beneen bi mooy bayaanu ahamiyatul mawdo, bi ci des mooy at-ta'rif bil mawdo. ñett yi da ngay choisir benn nga boole kook xutta bi ngay doog a mën a am muxaddima. imma nga jël taqdimul mawdo nga def boobu boole kook xutta, imma nga jël bayaanu ahamiyatul mawdo nga boole kook xutta, wala nga jël at-ta'rif bil mawdo nga boole kook xutta, mais mënoo jëlandoo ñett yëpp boole kook xutta bi. taqdimul mawdo ci la ñuy njëkkee. lan mooy taqdimul mawdo? maanaam mawdo biñ la jox nga jële ko ci loo xam ni am la di wàcc ba agsi ci mawdo bi mu nekk xaas. maanaam comme tey jii xarbul alamiyatul ula bi ñu doon def dars bi passé, bu la joxoon tempoon nga wax ci, da ngay jël histoire bi ci kaw di wàcc ba agsi ci xarbul alamiya. ala sabilil misaal ci xarbul alamiyatul ula nga bëgg a def taqdimul mawdo, jëlal exemple bi comme nga ni hunaka al-adidu min as-siraati wal xurub allati marra biha al-aalam wa xallafat lahu adraaran jasimatan wa ta'siran fi kaafati al-majaalaat. gis nga boo waxee loolu mooy def nga ko loo xam ni am la, kenn xamagul li ngay wax lu mu doon. loolu mooy taqdimul mawdo buñ la mënti jox nga jële ko ci loo xam ni am la, mawdo bi da ciy duggaale waaye doo wax directement mawdo bi. loolu mooy taqdimul mawdo. boo xoolee lii ma wax nii mën na nekk lu bari, mën na nekk xarbul alamiyatu saaniya, mën na nekk xarbul alamiyatul ula, mën na nekk xarbul barida, mën na nekk yeneen xurub yoo xam ni
nekkul sax ci programme bi ndax li ma wax am la ndax àdduna bi lim romb ci ay guerre ak yeneen yu mel noonu bari na léegi lii mën na nekk lu bëree bëri mais am la kenn xamagul li ngay wax mais loolu mooy taqdimul mawdu léegi doo yem foofu boo bëggee dugal mawdu bi faaw nga wët loo xam ni moo koy rabt ak li nga bëgg a wax ci kaw moo tax mu continuer mu ni wa min tilkal ahdaas indi laahu xarbul alamiyatil ula gis nga da ko rabt ak lim bëggoon a wax maanaam mi ngi koy tàmbalee def loo xam ni xaas la ndax ci kaw dafa waxoon lu bari mais tënk na ko ndax tudd na xarbul alamiyatil ula loolu mooy taqdimul mawdu léegi nag boo duggee ci mawdu bi da nga koy gën a tënk da ngay gën a tënkaat mawdu bi moo tax mu continuer mu ni wallati imtaddat li arbaati sanawaat wa dammat duwalan kasiratan min al alam bi akmalihi léegi am nga taqdimul mawdu mooy jële nga ko ci am di wàcc ba agsi ci xaas nga tënk ko loolu mooy taqdimul mawdu moo tax boo defee loolu rek après da ngay indi xutta bi directement mënoo defati bayaanu ahamiyatul mawdu mënoo defati at taarif bil mawdu ndax tànn nga benn ba pare muy taqdimul mawdu bu fekkee ne nag bayaanu ahamiyatul mawdu nga tànn ci xarbul alamiyatul ula comme niñ ko defee ci taqdimul mawdu ñu joxaat leen beneen exemple ci bayaanu ahamiyatul mawdu ala sabilil misaal tuaddul xarbul alamiyatul ula min aqtaril kawaris allati hazzatil alam umuman wa Europa xusuusan wa yataxaddasu anha alkasiiru wa xalla man yaskutu anha loolu mooy bayaanu ahamiyatul mawdu maanaam mawdu bi da nga koy jox benn dayo fii yaa ngi naan am na ay nit ñu ci bari ñoo xam ni wax nañ ci wala mawdu bi néew na nit ñoo xam ni waxuñ ci wala nga ni mawdu bi ñiy jàngale taarix parce que ñëpp bind nañ ci loolu mooy bayaanu ahamiyatul mawdu importance bi mu am moom ngay feeñal ci bayaanu ahamiyatul mawdu bu fekkee ni boobu nga tànn tamit noonu nga koy defee waaye des na beneen muy at taarif bil mawdu bu la neexee tamit bàyyi taqdimul mawdu bàyyi bayaanu ahamiyatul mawdu nga tànn at taarif bil mawdu at taarif bil mawdu mooy mawdu bi la jox pour nga def ci insa nga ñëw rek directement indi taariful mawdu bi après indi xutta bi ñu jëlaat exemple bi ci xarbul alamiyatul ula buñ bëggee def at taarif bil mawdu nii ngay def da ngay ñëw nga taarif ko ala sabilil misaal nga ni inna al xarbal alamiyatal ula hiya ula xarbin alamiyatin fi taarixil muasir daarat bayna duwalil wifaax wa duwalul markaz wa saarakat fiha al adidu min ad duwal واستمرت ل4 سنوات من 1914 إلى 1918 def nga at taarif bil mawdu da nga jël xarbul alamiyatul ula nga taarif ko nga ni lan mooy xarbul alamiyatul ula léegi ñett façon yooyu moo am ci tamhid bi loolu moo nekk tamhid imma nga jël taqdimul mawdu wala nga jël bayaanu ahamiyatul mawdu wala nga jël at taarif bil mawdu ñett yëpp def nañ ci exemple ci xarbul alamiyatul ula léegi xutta bi moo des xutta indi nga sa tamhid ba pare xutta bi moo ci topp xutta bi nag danga ko war a rabt ak tamhid bi comme nga ni walil xadiisi an hazal mawdu wala nga ni wali tasliti dawi ala hazal mawdu wala nga ni wali mualajatil mawdu loolu ngay commencé xutta bi pour mën koo rabt ak li nga defoon ci tamhid bi xutta bi nag bu la neexee nga def ko mu nekk ala suratil asila bu la neexee tamit nga def ko mu nekk ay jumla mais nga def ko ay asila bu la neexee nga def ko ay asila bu la neexee nga def ko jumla loolu ça dépend ci yow yaay choisir ban nga koy def mais lu ci ëpp nag ñu bari ay asila lañ koy def boo ko defee asila da ngay def benn jumla bala ngaa poser question yi wala sax après boo poser question yi ba pare bala ngaa indi question yi
da nga koy boole ak benn jumla bi mën na ñëw avant question yi wala après question yi. bu fekkee da nga ko def avant question yi da nga naan dinaa tontu question yi may waaj a laaj ci biir arde bi. bu fekkee da nga ko def après question yi da nga naan dinaa tontu question yi ma laaj ci kaw ci biir arde bi. ginnaaw bi élève bi tànnee benn ci ñett yi moo xam dafa tànn taqdimul mawdu wala bayaanu ahamiyatul mawdu wala at taarif bil mawdu buy def xutta bi lii lay wax exemple ci biñ jëloon sànq da nga naan wali tasliiti daw ala hadha al mawdu nuxaawilu l ijaaba an tasaa'ulaat at taaliya. foofu da nga annoncé ni question yii di waaj a ñëw moom lay tontu ci arde bi kon inlaan nga xutta bi wax nga plan bi ni muy demee. waaye bu fekkee ni da nga bëgg a jiital asila yi doogay wax nan nga koy tonte loolu tamit mën na nekk. exemple comme ci at taarif bil mawdu bi ñu defoon sànq dañuy ñëw ñu ne waxuna natasaal daal di poser question yi buñ poser question yi ba pare ci après question yi nga doog a wax ni wali mualajatil mawdu sa ajibu anil asila assaabiha. loolu ça dépend xutta bi ci noo koy indee ñaar yëpp baax na. waaye tamit nga def nànk ci question yi ngay posé ndax question boo wax ni di nga ko tontu rek force la nga tontu ko ci biir arde bi. yenn saa yi tamit nin lay laaji question bi ñoom ñoo lay tënk comme nin la taxaddas anil xarbil alamiyatil ula mubayyinan anil asbab wan nataij. foofu ki la laaj question bi asbab bi rek la laaj ak nataij yi kon yow booy ñëw booy laaj question asbab bi rek ngay laaj sa bopp ak nataij ji. boo ci yokkee leneen tamit moom laaju la ko nga bàyyi xel ci loolu. booy def i'laanul xutta mën na nekk asila waaye mën na bañ a nekk asila. bu fekkee ni bëggoo mu nekk asila da ngay def nii comme nga ni fii sutuuri taaliya sa ataxaddas an hadihi niqaat at taaliya yi nga waroon a def ay asila nga def ko ay jumla. léegi loolu mooy almuxaddima faaw mu am tamhiid ak i'laanul xutta. tamhiid bi tamit ñett la ngay tànn benn ñett yëpp mënul ñëwandoo mais ci ñett yooyu benn moo ciy mën a ñëw. ñett yëpp indi nañ ci exemple léegi ça dépend ci yow yaay tànn bi la arrangé nga def ko. bu fekkee arde bi jëfewul li nga laajoon sa bopp ci ngay tontu ci arde bi wala yi nga waxoon ni niqaat yi nga waxoon ni ci ngay wax ci arde bi tafsil nag nga yaatal ko na nga yaatal mais moytul di génn mawdo bi. beneen bi li ngay wax ci arde bi nga jëm ko boole nga rabtu ko surtout loolu nga rabtu jumla yi waaye nga rabtu faqaraat yi te nga def ko ay faqara mooy question yi nga posé question bu ne nga def ko benn faqara wala niqaat yi nga wax ni moom ngay wax nga def ko ay faqara. boo paree nga jéem a rabtu faqara yi nag nga xam ne boo ko liiree day nekk benn nas. loolu lu ci am solo la tamit booy jóge ci benn faqara ci demaat ci beneen faqara nga rabtu ko exemple nga ni binaan ala zalika wala binaan ala ma sabaxa nga continuer. buy dugg ci arde bi tamit buy ñëw rek directement nga dugg ci biir arde bi comme ci xarbul alamiyatul ula ci asbaab yi la ñuy njëkk a wax mais xoolal nañ koy commencé dani لقد بدأت الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 ميلادية واستمرت إلى غاية 1918 ميلادية ولم تحدث الحرب وليد صدفة بل وقفت إلى جانب حدوثها جملة من العوامل التي دفعت الدول لخوض غمار هذا التصادم. كل اللي خمني ci asbaab yi nga bëgg a wax. wa axiiran muy xaatima bi da ngay talxiis li nga waxoon ci arde bi loolu rek ngay talxiis mu nekk lu gàtt après insa bi mat def nga muxaddima def nga arde def nga xaatima ñett yooyu nag bu boolee insa bi dooru mat. insa bii nag ñu wax mën nañ ko def ci islamiyaat mën nañ koo def ci luxatul arabiya. xëy na duñoo jël exemple bi ci taarix wal géographia
wala ci taarix bi nga xam ni jàlloon na defoon nañ ci dars ba pare, mais incha allah dinañ ñëw def ci beneen ci lugatul arabiya defaat ci beneen ci dirasatul islamiya pour mu gën a leer. léegi dañ lay jox yenn ci ay tanbihaat pour nga bàyyi ci xel. bu ci jiitu mooy nga lire question bi lu bëree bëri question bi nga koy lire pour nga mën a comprendre bu baax li la laaj, ndax fahmu su'al nisful jawaab. te nga taxdiit kalimatul miftaaxiya li ñuy wax kalimatul mihwariya. su'al bi la jox am na ay baat yu ci nekk yu am importance yoo xam ni bokk na ci programme bi, yooyu ngay souligner. beneen bi nga lire ta'lima bi. ta'lima question buñ la koy laaj ba dañ lay jox genre tamhid bu ndaw doogay def question bi ci suuf. loolu nag looy tudd ak ta'lima. comme ci xarbul alamiyatul ula question bi nekk nii, lii mooy ta'lima bi, lii ngeen di gis nii mooy ta'lima bi, mooy taxaddas anil xarbil alamiyatul ula mubayyinan ak li ci topp noonu, loolu mooy ak ta'lima. loolu danga koy lire bu baax ndax ci la question bi foofu la nekk, li ci kaw genre muxaddima kese la. beneen bi mooy nga bind bu leer, waxuma bind bu rafet nag, mais bind bu leer boo xam ni ñëpp mën nañ ko lire, lu ci am solo la. ba pare ngay maytu yenn axtaa yi, moo xam ci naxwu la wala sarfu wala imla. beneen bi mooy ngay utiliser ay baat yu jafe, loolu na nga ko maytul di utiliser yenn baat yoo xam ni ki koy corriger bala koo xam sax day dem di wuti ay dictionnaire. beneen bi mooy dafa am ay mustalaxaat yoo xam ni ci taarix ak géographie kese la nga ko war a utiliser, moom la gën a méngool. nga xool fekkee luxa la nga utiliser baat yoo xam ni luxa la gën a méngool, bu fa utiliser yeneen baat yoo xam ni ci falsafa lañ ko xam wala ci beneen matière. bi ci des mooy muxaddima, ard, xaatima. mustalaxaat yooyu kenn du ko bind ci fooy bi ngay tontu ci imtixaan, kenn du ko ci bind. comme fooy bii ma leen tegal ci écran bi, boo xoolee bind nañ ci muxaddima, ard, xaatima. loolu kenn du ko def, baaxul. bi baax mooy bii ngeen di gis nii, place bi nga xam ne fi la muxaddima bi nekk ak ard bi ak xaatima fi mu waroon a nekk danga koy bàyyi mu libre, mu am benn espace nga xam ni booy commencé bind da ngay bàyyi espace muxaddima bi doo koy commencé. fooy bu melee nii comme ni ngeen koy gisee nii, ku ko liir dina xàmmee lii mooy muxaddima bi, lii mooy ard bi, lii mooy xaatima bi. beneen bi mooy nga jéem a sàmmonteeg alaamatu tarxiim yi. fu war a am faasila nga def ko faasila, fu war a am nuqta nga def fa nuqta, fu war a am alaamatu istifham nga def ko fa. wa axiran mooy ngay utiliser ak damair. yenn saa yi ngay utiliser damir yi pour bañ di takkaraal baat bi lu ci bëree bëri. tey loolu lañ leen indiloon ci dars bi, muy nan la ñuy bindee insa. yaakaar naa indi nan muxaddima, indi ard, indi xaatima, mooy yi nga xam ne mooy composé insa bi. benn bu ne tamit leeral nañ ko, jox leen ay nasaaix yoo xam ne da ngeen cee war a bàyyi xel. loolu moo nekk dars bi. xarbul alamiyatul ula bi ñu doon jël exemple def nañ ci benn insa, mais duñ ko def ci YouTube bi, xëy na dinañ ko def ci WhatsApp bi. bu fekkee ni da nga bëgg intégrer ci groupe WhatsApp bi, numéro yaa ngi ci suuf vidéo bi. boo xoolee koo ci jokkoo rek incha allah dina la dugal ci groupe bi. bu fekkee tamit abonné ko nga abonné te seetaan suñu vidéo yi passé. wala ilmu indallah. assalaamu aleykum wa rahmatullah.